d'abord li Sénégalais yi war a njëkk a xam mooy loolu wax nañ ko xëy na waxaat lay nekk rek mais sama maam day wax mu ne waxaat du bari wax aajo bu fajuwul la leeral bopp Sénégalais yi ñu xam Sénégalais bu nekk xam ni professeur Cheikh Oumar Diagne Macky Sall dafa utiliser Djibril War jaar ci moom pour profiter si pour teg ko loxo ndax li muy représenté ak li muy xeex moo am doole ci fësal ñoom ma waxaat ko seen nekkook franc-maçon ak seen lëkkaloog ay góor jigéen suñ ko nekkulee. l'autre jour maa ngi koy wax si manifestation bi à l'Obélisque ma ne boobu léegi ñi ngi xeex ngóor jigéen mais mosuñu gis góor jigéen bu wane ak ngóor jigéenam dëggal ko wane ko leeral ko comme Djibril War parce que ku taxaw ne Cheikh Oumar Diagne ci télé bi su ma la jàppee naan def ni jigéen loolu bu dul ngóor jigéen xaw ma luy ngóor jigéen. maintenant ñun li ñu am pour wax c'est très simple gis nañ nag bi ñu arrêté Cheikh Oumar ba léegi yi nga xam ne ñu ngi koy doxal te musul am dans l'histoire du Sénégal man depuis 2013 maa ngi dugg Rebeuss ñu may arrêté musuma gis benn image boo xamante ne ni image du Rebeuss la benn journaliste Sénégal mënu la wax xam na nu mur Rebeuss si mel ak caméra xanaa ñu arrêté ko arrestation kenn mënul am loolu ku dul garde pénitentiaire ñu mën a am accès si ñu jël ku mel ni Cheikh Oumar Diagne arrêté ko injustement jaay ko doole ci xeex gi mu xeex góor jigéen ba pare ñu dugg ko ci kaso bi di ko jéem a toroxal di ko filmer te ñoom jàppe nañ leen lu ne fii ci dëkk bi jàppe nañ leen ay trafic faux billets jàppe nañ leen ci ay viol ñoom homme politique yi jàppe nañ leen lu ne ci sàcc ak ci lu nekk te seen benn image kenn mësu ko wane ñu jéem a toroxal professeur di jéem a wane image am te dafa am lu ñoo xam ni amuñu habitude di dem kaso xamuñu kaso mais dañ kaso soo fa nekkee dafa am ay kuréel lu nekk bu dee sikkar la bu dee jàng la bu dee café lu ñuy def chaque heure day am ñoo xam ne da leen neex ñu génn bu ñu nee mujj nañ génn ku mu neex nga génn Cheikh Oumar Diagne bi muy génn ci volonté boobu la génnee dem toog loolu day wane ni rek que moom li ma doon wax lay dëggal que ñun xam nañ ni professeur Cheikh Oumar Diagne amul problème ak tarixa yëpp la respecté. tool wane na mu dem ci kuréel yàgg na fréquenté ay Baye Fall fréquenté ku nekk te gis nañ ko mu dem ci kuréel toog di déglu ay xasida te moom la neex te ki ko filmé acte bu lâche boobu mu def da ko filmé à son insu te garde rek moo ko mën a def ndax prisonnier mënul am caméra mënul am portable ci kaso bi donc loolu aussi lu jar a bàyyi xel am beneen boo xam ne lu ñuy waxaat la mu ne mooy keroog bi ñuy def manifestation à l'Obélisque dafa am benn waay ju ñëw bëgguñu ko sax wax mais dafa commencé di am tournure boo xam ne il faut ñu wax ko ñëw dugg ci ful bi di saaga am ay problème foofu saaga am ay nit yu nekkoon foofu la ful kenn mënul contrôler ful am ñu dal ci kawam ñun bi ñu gisee coow li bi ñuy ñëw fekk na police yegg si na ba encadré ko xaw ko dimbali ñu ne dafa am na ku njëkk a publier ci Facebook bi ne waa ànd sàmm jikko yi seen manifestation bi rey ngeen si nit parce que waa ji dafa ñëw di saaga naan képp kuy murit ku ñëw fii naa fiq ngaak Cheikh Oumar Diagne nangam di saaga ba ful bi dal ci kawam ñun bi ñëwee ne ñoon atte waa ji cité na ba ay cité na sax sama tur nee na ñun dañ ko doon dóor ñoo ko def dara te loolu yëpp du dara lu dul manipulation boo xamante ni état du Sénégal moo koy def te ñun on l'a compris ñi nga xamante ne dañoo ànd ak Macky Sall bokk yaakaar ñëw bëgg saboter ñëw di jaar ci affaire tarixa bëgg ñu diviser ñun ñëpp moo tax ñu jaar foofu noonu pour indi ay problème di saboter indi sabotage boo xamante ni loolu duñ ko réussir te terewul ñi toog ci taawal bi am na murit am na chrétien am na xaadir am na tijaan am na musulman am na ñëpp y a les imams y a tout le monde ñun ñëpp ñoo ànd pour la libération de Cheikh Oumar Diagne te état du Sénégal dañ koy xamal ni Macky Sall réussir waa Benno Bokk Yaakaar réussiru leen loo xam daf ñuy lu ñuy diviser ñun murit ñun tijaan ñun xaadir ñun laayeen ñun musulman ñun chrétien ñun ñëpp ñoo ànd pour taxaw ci la libération de Cheikh Oumar Diagne te dañ koy bàyyi force te li ngeen koy jéem a toroxal incha allahu rabbi dina gën a fës di wane ni da koy gën a yëkkati te loolu mënu koo wàcce loolu moo tax nag àllarba incha allahu rabbi mercredi dañuy woote benn marche doxu ñaxtu boo xam ni def nañ lépp lu ñu yoon laaj ndax droit constitutionnel la charte nday réew mi moo maye pour ñu war a mën a ku am lu la naqari boo d'accordul nga ne d'accorduma nga dem yëgal ko autorités yi compétentes yi dem jox leen kayit buy wane ni yow da ngay def marche àllarba incha allahu rabbi dañuy marche dañuy doxee buntu université jëm Rebeuss ci buntu kaso bi te kenn duñu ko tere def nag dinañ ko def ci nii dinañ ko def ci nee te Cheikh Oumar Diagne Macky Sall na xam ne dina ko bàyyi ci nii wala mu bàyyi ko ci nee ndax dafa jaaduwul Sénégal am ay kilifa diine am ay responsable yu fi nekk kilifa aada am ay nit yu responsable yu taxaw di seetaan Macky Sall ànd ak góor jigéen ñi ñuy lëkkaloo di tëj kilifa gu mel ni Cheikh Oumar Diagne
ci kaso bi du dëgg te seetaan bi ëpp na rawatina nag ñuy génne ay image yu kaso yoo xam ne musul génn Sénégal ñun xam nañ ci dara ñun dañoo def kaso defaat ko xam nañ ci dara dafa am ay doom yu ndaw ñu gis seen papa ñu wat ko wane ko noonu di ko jéem a toroxal teguñu ko fenn te ñiy seetaan bi bari na te man damay interpeller ànd sàmm jikko yi ñi ngi seetaan ñoom on en a vraiment marre quoi ñi ngi seetaan nañ jug ñu ñëw taxaw ñu fexe ñu taxaw Cheikh Oumar Diagne parce que man lii dafa ça me fait peur ah man ci ànd sàmm jikko yi laa bokk suñu ma jàppee man ñoom nan la ñuy def jug leen ñu taxaw ñu ànd ñun ñëpp ñu taxaw Cheikh Oumar Diagne parce que joxe bopp rocc la bi du dëgg toroxal bi doy na te incha allah mercredi dinañ marche jóge université dox jëm buntu rëbës te képp ku ñu bëgg a téye ñun ak yow dinañ jàmmarloo ndax ci yoon lañ ko teg te ci jàmm lañ ko woote te na ko kilifa diine yi dégg ne ko kilifa aada yi dégg te ci jàmm rek lañ ko teg kon collectif Colicot collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne àllarba incha allah ñi ngi woo presse bi di woo ñëpp ni ñi ngi toroxal jullit ñi ngi toroxal nit ku baax ñi ngi toroxal nit ku gëm Sénégal nit ku yàgg a xeex nit ku yor formation yi góor jigéen yi tëj nañ ko ci kaso bi ci ndigalu Macky Sall jërë ngeen jëf